les habitants des HLM. Actuellement li ñu ñor rek mooy fexe ba moytu jàngoroy coronavirus. ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax bismillah ci lii nag ñu ngi remercier monsieur le maire ak son conseil municipal ci geste bu rafet bi nga xam ne moom la ñu def maanaam indi ay masques pour la population pour xeex le Covid 19 te nag du ñu def lu sant yàlla parce que liggéey bi sax fekkoon ngeen ni ci ça fait lu yàgg équipe bi yëpp comité de veille et d'alerte bi nga xam ne presque 3/4 bi yëpp ngi nii sama gannaaw commencé woon nañu def liggéey bi yàgg na kon nag tey bu ngeen ñëwee dolli suñu ci lii dañuy def lu sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla kon nag nañ ñaan yàlla li nga xam ne moom mooy feebar bi nekk fii ci réew mi yàlla jëlee ko ci Sénégal jëlee ko ci Afrique jëlee ko ci monde entier. C'est toujours en tout cas fu ñuy dem fekk suñu masque mais aussi fu ñu demee ba ñëw ñu. équipe bi nag ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax wax dëgg yàlla liggéey bu transparent def nañ ko liggéey boo xamante ne si sans état d'âme ku ci nekk dugg nga fi nga war a dugg bind nga ñi nga war a bind recensé nga ñi nga war a recensé kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu mottali ko suñu sago toog ba fekke ba séddale denrée bi ba HLM ku ci nekk applaudir. parce que sensibilisation boo gis dafa war a accompagner avec des mesures barrières. dëgg la mooy lii ñu indi casque yi masque yi di moins indi gel yi. détergent ak lépp xam nga la léegi nag mu des population bi ci boppam ku ci nekk da nga jëkk sàmm sa bopp avant ñu lay sàmm. dëgg la mooy sàmm sa bopp sàmm sa njaboot. parce que feebar bi boo gisee ni mu mel ñëpp xam nañ ni kii du affaire caaxaan. boo xam ne chaque jour que jëfee ñun sax yàlla def ñu defal sutura ñun en Afrique particulièrement au Sénégal. li ñu am ci moor ñaanuñu ko yàlla sax bari na. mais yeneen dëkk yi boo seetee chaque jour ñu am plus de 200 300 400 morts. mais ñun yàlla dimbali ñu ba foofu ci yooyu lañ nekk mais dañ ci sant yàlla mais terewul toujours ñu bañ a naagu rek ñuy jëkk gën a sàmm suñu bopp di sàmm suñu njaboot. premier adjoint au maire ñu ngi koy gërëm di ko sant ci initiative bi nga xamee ni fekk si na fi naam am nañu am ay masque mais lii ñu def nii dafa yombul comme nag yombul ñu ngi leen di féliciter bu baax di leen wax ni que tey la ñu gën a mën a sensibiliser danañu jógee fii ci imam danañu continuer ba ci quartier bi jeexee porte à porte kër gu nekk di nga am sa masque sa biir kër. lii nuy def nag sensibilité bi ñu ànd ak waa Croix-Rouge ñoom ñëpp jóg ngir réew mi yal na leen yàlla fay ndax yonent bi dafa wax ni hubbul watan minal iman bëgg sa réew ci ngëm yàlla la bokk te bëgg nañu réew mi ndax réew mi li muy rëy rëy ñun Ndakaaru la ñu am Ndakaaru li muy rëy rëy ñun ñii toog HLM gii la ñu am kon nag ku ko fonk rek ñu gën la fonk yal na yàlla jàppale leen may nu ci ndam te mbas mi balaa yàgg yal na ko fi yàlla jëlee. masque yi ñu leen jox pour par exemple ngeen faxalu la pour sol ko boobu pour ngeen denc ko masque yi pour sol la du pour denc xam nga nit ki par exemple boo amee garab nga xam ne garab bi mooy faj buñ la ko joxee nga war ko dugg te pour le moment nag Covid bi nag liñ ci yaakaar mooy lenn mooy faxalu mooy di sol masque booy génn di ko sol booy taxaw ci mbedd mi di ko sol parce que feebar bi xam nga ko muy Mais aussi le comité d'alerte sur le sensationnel, nous devons souligner avec notre Salam Alaykoum. délégué de quartier HLM 4C mi ngi nii taxaw si sama ndijoor ngay Saloum Sané délégué de quartier bi nga xamante ne mooy HLM 4D yàlla dafa def kooku dafa xaw a am tawat moo tax nekk fi wante ñu ngi fii ak Jibi Sow moo taxaw mu nekk alors ñaari comité yi tamit comité de veille yi ñu ngi fi alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi am mbégte ci li ngeen ñëwee di wax rek ci turu ñaari quartier ne li ngeen def rafetlu nañ ko parce que feebar bi nekk ci biir réew mi bari na bari boo xamante ne bii li ngeen def day jëmale faj ci kanam. Voilà,
commencé rek la ma sama càmmeñ lu baax ñëw ne ma yow en tant que délégué da nga war a am lavoir sa buntu kër daa dama ko dugal ci oto indil ma ko maa ngi nii sama buntu kër ku war a dugg raxasu ku génn raxasu donc nañu def mesure de barrière yëpp di ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu musal ci feebar bii génneel ñu ko ci suñu dëkk bi lii nag ku nekk yaa mën a aar sa bopp masque yi nag ñu leen ci remercier bu baax dinañ ko séddale incha allah population bi yëpp te buñ koy jox aussi dinañ wax ak moom pour ñu sàmmonte li docteur yi wax ku nekk yaa mën a sàmmal sa bopp sa wér-gu-yaram ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yal na yàlla génne feebar bi ci réew mi génn ko suñu HLM gii. xeex bi dafa di xeex boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ci war a dugal suñu loxo ndax day nañu ndimbal nañ ko fekk loxol borom kon nag nañ tekk masque yi distance bi ñu wax it ñu di ko di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax ku ne la sangul sa taar la bëgg kon nag mbas mi nga xam ne moo dugg ci réew mi yal na ko yàlla génne ci réew mi yal na ko yàlla génne ci àdduna bépp. ci turu Pape Sadikh Seck maire de la commune des HLM ci turu conseil municipal bi ci turu administration bi ñu ngi ñëw fii ci comité de veille bu HLM 4A di leen accompagner ci liggéey bi ngeen di def puisque comme ni ngeen ko xamee commune bi dafa demander que quartier bu nekk moo am comité de veille et d'alerte fii seen comité de veille et d'alerte ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager puisque liggéey bi ngeen def autour de la présidente Mame Lucie et autour du délégué de l'imam ñu ngi leen rendre hommage du defal nag mention spéciale imam Sarr puisque imam Sarr man dama naan ko toujours tu es la fierté des HLM puisque jege nga askan wi te doo génnee HLM aussi cër bi ñu lay jox day nekk suñu fierté ñun Mame Lucie tey dañ ñëw indil quartier bi 1103 masques ci biir 1103 masques yi mu am 800 masques lavables mu am 800 masques chirurgicaux puisque kër yi am na ay mag yoo xam ni pour ñu noyyi ci masques yi ñu ñëw dafay difficile looloo tax ñu jël ay masques chirurgicaux ñu mettre à votre disposition imam ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaan suñu borom mbas mi mu dagg mbas mi ngi biir HLM nag bu ñu naxante am na ay cas am na ay maison confinée bi mairie mi ngi leen di accompagner en produits en denrées ak yooyu mais daf pour ñu bañ a stigmatiser koñ yi ak quartier yi moo tax nous préférons communiquer que feebar bi mi ngi fi am na ñu mu dal am na ñoo xam ne dañ leen teg benn place pour xool ndax am nañ ko wala amu ko loolu moo tax nag askatu HLM ñoo war a taxaw mel ni benn nit xeex corona bi mu jóge fi comme ça ni ñu nekkat ci jàmm encore une fois ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm aussi la solidarité qu'il y a entre les délégués de quartier sunu doyen Seyni ñu ngi koy féliciter ñu ngi ko enregistré et tout le conseil municipal et tout le comité Covid-19 di leen wax vraiment kontaan nañ encore une fois kii baa ngi nii yal na leen yàlla may wér gudd fan yal na yàlla sàmm bopp SM aussi on te rend hommage puisque tout ça si on a pu le faire c'est par rapport à l'organisation de l'administration la disponibilité de l'administration autour de SM nous remercions vraiment tout le personnel de la commune gis nañ seen taxawaay ñu ngi ñaan yàlla feebar bi jóge fii comme ça on sera vraiment dans les conditions de pouvoir vraiment répondre aux aspirations de la population